N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Allah subhanahu wa ta'ala appartient toutes les louanges. Nous le louons infiniment et prions sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que la crainte d'Allah est le meilleur intermédiaire et le meilleur moyen pour être sauvé et atteindre le degré de l'excellence. Chers frères et sœurs en l'islam, la personne est composée de membres et chacun de ces membres a été créé pour une action particulière. Et si ce membre tombe malade, alors cette action sera déséquilibrée. Si la main est malade, alors il lui est impossible d'avoir de la force. Et si l'œil est malade, alors il lui est impossible de voir. Et si le cœur est malade à cause des péchés, alors il lui est impossible de faire la chose pour laquelle il a été créé. La maladie du cœur, qui est l'objet de notre sermon d'aujourd'hui, est une maladie grave et cachée. Celui qui en est atteint peut ne pas le savoir, et c'est pour cela qu'il est inattentif. Et même s'il s'en rend compte, il lui est difficile de patienter face à l'aigreur du remède. Le cœur est le roi des membres et il est à l'origine de son bonheur et de son malheur. Chers frères et sœurs en l'islam, il y a des signes qui, une fois que la personne le voit, doit savoir qu'il est atteint de ces maladies, de cette maladie qui est la maladie du cœur. Parmi ces signes, il y a la paresse dans l'adoration, comme la prière. Ainsi, à titre d'exemple, le serviteur qui a la maladie du cœur se précipite pour terminer sa prière et vaquer à autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit en décrivant les hypocrites, à la sourate 4, verset 142, et lorsqu'il se lève pour la prière, il se lève avec paresse et par ostentation. Deuxièmement, le manque de méditation dans les versets coraniques. La personne entend ou lit les versets qui relatent les supplices de l'enfer et de la tombe sans qu'elle ressente de la peur dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le manque de méditation sur les épreuves et la mort. Le serviteur se montre insouciant lorsqu'on lui annonce des décès. De même, il ne se rappelle pas de la dernière demeure lorsqu'il voit des cimetières. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent pas ni ne se souviennent. Quatrièmement, le manque de miséricorde envers les serviteurs d'Allah. Et cinquièmement, la personne reste ou ressent chaque fois une tristesse dans son cœur et il est même des fois en colère sans raison. Chers frères et sœurs en l'islam, il y a sans doute des choses qui engendrent cette maladie. Parmi celles-ci, nous pouvons citer l'attachement à ce bas monde. Ensuite, la négligence ou le manque d'attention dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mauvaises fréquentations en sont aussi une cause. Le retour constant au péché. Le péché est l'une des causes qui atténue la lumière du cœur et le barrage qui empêche le serviteur de savourer les plaisirs de l'adoration. Allah subhanahu, le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, si le croyant vient à commettre un péché, une tache noire vient se placer sur son cœur. S'il se répand et cesse de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et implore le pardon d'Allah, la tache disparaît de son cœur. Chers frères et sœurs en l'islam, il est très important de savoir qu'il fait partie de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit de ses serviteurs, le fait qu'il nous a proposé des remèdes face à cette maladie, parmi lesquels la quête du savoir, le rappel de la mort, la visite des cimetières, l'invocation permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a une importance capitale pour le musulman. Le rappel d'Allah a une importance capitale pour le musulman qui veut purifier son cœur et atteindre le degré de l'excellence. Chers frères et sœurs en l'islam, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, de nous compter parmi ses bons serviteurs. Yaghfirullahu lana wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه amma baadu mbokk yi ci yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi sant suñ borom di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko ñaanal jàmm xéewal yàlla bu mu dañ di sotteeku ca kawam moom ak ay saxaabaam ak waa këram ak képp ku tënku ca yoonam ba keroog saa di taxaw mbokkum jullit yi bu ñuy settantal jamono jiñ toll dañuy gis ne ñu ngi ci jamono joo xamante ne saa ñu ngi jàmbat ay épidémie grippe ak yu ko niru yoo xamante ne dafay gàllankoor suñu yaram ba daanaka mënatoo dugg ci benn kër ndare ñu ne la moom kat day dafa soj wala dafa am métit boo xamante ne moo ko jàpp ñu koy delloo ci période boo xamante ne bu dellu see rek feebar boobu dafay bari loolu nag muy ay feebar yoo xamante ne suñu jëmm yi lay attaqué muy suñu jëmm mooy feebar te doomu aadama li ko composé ñaari mbir la jëmm la ak ruux li ëpp solo nag li nga xam ne moo tax yàlla subhanahu wa taala indi ko fi te mooy ci li muy xool ci li nga xam ne mooy la muy bàyyi xel te moo koy jëriñ ëllëg du jëmm ji waaye ruu bi la moo tax nit ki bu faatoo rek bokk na liy tekki ne dafa faatu mooy malakul mawtu dafay ñëw rocc ab ruuxam jëmm ji kese des fi ñu naan ñu ngi koy denc ak ñu ngi koy suuli waaye jëmm ruux bi moom lañ yóbbu ci kaw asamaan di xool ndax dana dugg ci kaw asamaan wala du fa dugg comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali ci xadisu Barra ibn Azib mu ne bu ñu roccee ruux bi ba yóbbu ko ci kaw asamaan dañuy fëgg bu ko defee malayka yi ne kookan la fekk malakul mawtu à chaque fois buy ñëw di rocci ruuxu doomu aadama bi dafay ànd ak malayka yi nga xam ne ñoom ñooy soit bu fekkee nit ki ku baax la mooy malaaka yu baax yi ñoo koy jël si bu fekkee nit ki ku yées la woon mooy malaaka yi garde sawara ñoo koy jël si bu ko defee bu ñu fëggee dañuy ne kookan la ñu ne diw doomu diw bu dee ku baax la woon dañ ko yóbbu ci suñu borom ne dindi leen ay mbiram ci kitaabul alliyin bu fekkee ku yées la woon suñu borom subhanahu wa taala dafay wax ne kii du dugg ci kaw asamaan bàyyi leen ko mu daanu moom la yàlla subhanahu wa taala di wax ne ñi nga xam ne dañuy weddi suñu borom seen borom ñoom kat dañ leen di bàyyi ñu daal di daanu nee na xarra min as-samaa fa taxtafahu tayru aw tahwi bihi rih fi makanin saxiq loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala li ko ñox dëgg mooy ruuxu doomu aadama yi ruux boobu nag ni jëmm ji di feebaree di nekkee ci ay jafe-jafe noonu la ruu bi tamit di feebaree kon ruux bi dañ ko war di ko tamit di ko sàmm ak di ko jox lépp loo xam te ne mooy tax mu mën a wattandiku ci ak feebar loolu moo tax yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam mu waxoon waxam ju réy ja ne illa ñiy texe ëllëg yowmal qiyaam mooy illa man ata allaha bi qalbin salim ba mu des ñi nga xam ne ñoom ñooy dikkal seen borom subhanahu wa taala ëllëg yowmal qiyaam fekk ne seen xol dafa set wécc seen xol feebarul dafa wér kon yàlla subhanahu wa taala ni nga xamee ne doomu aadama bi muy juddu ab xol bu sell lañ ko jox kullu bna aadama li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne kullukum mawludun illa yulad ala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasraanihi aw yumajjisaani mu ne kenn kuy juddu ci yéen xol bu pur lay indi xol bu set wécc ruu bu set wécc lañ koy jox mu ñëw ak moom waaye léeg-léeg entourage am ak ay fréquentation ak mbir ya muy def mooy tilimal ruu bi ak jëmm ji ba ay feebar dab ko waaye yàlla subhanahu wa taala dafa bëgg booy dellu si nga indaale xol wu sell woowu nga xam ne moom la joxoon bi ngay ñëw ci kaw suuf moo tax xol boobu tamit faaw ñu koy bàyyi xel faaw ñu koy sàmm moo tax suñu xutba tey bi ñu bëgg koo aj ci mbir yi nga xam ne ñooy waral feebaru xol ak xol boobu bu demee ba feebar ruux bi bu demee ba feebar ana yan ñooy mbir yi nga xam ne bu ko defee dina tax mu daal di wér comme ni nga xamee noonu la ñuy wéralee suñu jëmm bu ñu feebar dalee mbokkum jullit yi mu bokk ci mbir yi nga xam ne boo ko gisee ci yow seetlu ko ci yow xamal ne feebar boobu ñuy wax te mooy feebar bu xol dal na la muy nit ki bu demee ci seetlu ci boppam ak tayel ci ay jaamu yàlla nga xam ne léeg-léeg bu waree def benn jaamu yàlla dafa yëng da ciy tayal lool na nga dafay yàkkamti sax këppal ko ba dem nekk ci leneen mu mel ne buy julli day yàkkamti pare julli ji dem buy jàng alxuraan daanaka léeg-léeg sax du ko def ndax daf koy tayal lool boo demee ba yooyu nga di ko seetlu ci sa bopp mbir yoo xamante ne dafa naturel mooy li lay lii ak sa borom boo demee ba ci am tayal ngir def ko yëgal ne feebar bi mu ngi lay jege si moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla subhanahu wa taala bi muy mandargal naafeq yi mu ne wa ida qaamu ila salaati qaamu kusala yurauna annaas mu ne ñoom de naafeq yi bokk na ci seen melokaan mooy ñoom heure bu ñuy dem defi jaamu yàlla bu ñuy taxaw ci julli sax yow Muhammad ak leen gis ñëw ci jàkk ji di julli waaye nag bu ñuy julli moom tayal dong la ñuy àndal bugguñ ci dara te li tax ñuy ñëw di julli si sax c'est parce que dañoo nekk Madina te xam nañ ne bu ñu julli siwul ñu xam ne ay yéefar lañ kon bëgg nit ñi gis leen rek la waaye du bëgg seen borom du bëgg a jaamu yàlla kon loolu mbir la boo xamante ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax ne dafay nekk ci xolu ku feebar muy ak tayal ñaareel gi ci mbir yi nga xam ne nit ki bu ko seetloo gis ko ci boppam na tiit xam ne feebar boobu dal na ko muy nit ki bu demee ba nga xam ne aaye alquran yi nga xam ne ay aaye yu waraate la moo xam même bu dee xamoo sax li aaye di firi waaye ñu la koy jàngal te fekk du def dara sa xol nit ki bu demee ba nga xam ne xol bi daanaka mënatoo koo wax lu mu dégg
même buy jàng alquran du ko def dara mook beneen wax la ko jàppee. boo demee ba tollu foofu moom yëgal ne moom xol bi moom tàmbali naa feebar ndax waroon naa yëg connexion bi nga xam ne moo dox digganteem ak alquran mu tax suñ borom di wax ne innamal mu'minuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum ñi gëm yàlla dëgg mooy ñi nga xam ne heure bu ñu leen di fàttali aaye suñu borom nee na seen xol yi day yëngatu wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan mooy ñi nga xam ne heure bu ñu leen di jàngal aaye yi di leen fàttali ne da nga yëg ni seen gëm day yokk dañuy am envie sax démb bu ñu doon def benn ñu commencé def ñaar bu dee yaa ngi foofu moom yëgal ne xol mi ba tey mu ngi wér waaye bu fekkee ne waaraate yi ak alquran gi xadis yonent bi alayhi salatu wasalam njàngale yi yooyu defatu la dara yëgal ne kon xol ba mu ngi tàmbalee feebar jugal gaaw ngir yóbbu ko ci lépp lu koy wéral bokk na ba tey ci mbir yi nga xam ne boo ko seetloo ci sa bopp tiital te jàpp ne feebar bi dab na la mooy boo demee ba nga xam ne dañ lay fàttali sax ay dee ni ñu faatu léeg-léeg ñu yóbbu robbi ay nit di la tàgge ay nit léeg-léeg ay dëj te fekk du la def dara ba duggoon ci armeel beeg génn du la def dara ndax bërëb yooyu ay bërëbu fàttaliku la ay bërëb la yoo xamante ne mooy defaraat xol bi moo koy toggaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam tàmbali bi lislaam dafa tere woon saxaaba yi ne leen bu leen dem di ziyaare ji xabru yi te leen toog seeni kër ndax nit ña pëccaxoo ba ci daan am ci jaahiliya ci yéefar yi ci lu jiitu woon lislaam dañ ci daan am pratique yoo xamante ne ay pratique yu rafetul la yuñ daan def mu leen nag toog leen seen kër gannaaw gi mu leen jàngalee lislaam ba yu baree bari ci yenn pratique yi dañ mu ne leen nag léegi nag kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur dama leen doon tere démb ne leen bu leen dem ziyaara ci xabru yi bis ni ki tey nag dee leen dem di ko ziyaara ji ndax daf leen di fàttali li nga xam ne bis bu dikkee rek daanaka buumu àdduna yëpp day dakk muy faatu te la leen di jegeel seen borom kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci xadis boobu ne kon faatu ak ziyaara ji xabru yi dafa am lu mu war a def ci xol yi kon bu ko defatul ci sa xol rek yëgal na jafe-jafe am na mbokk yi bokk na ba tey ci mbir yi nga xam ne boo ko seetloo ci sa bopp yëgal ne feebar ba dab na la muy nga dem ba doo amati yërmande ci doomu aadama yi li nga gis ñoo xamante ne ñoo war a yërëm la waaye daanaka doo am benn yërmande jëm ci ñoom loolu li koy waral mooy xol boo xamante ne xol bu ubbu la bokk na ba tey ci mbir yi nga xam ne boo ko seetloo ci sa bopp yëgal ne feebar bi dikk na mooy ne nga dem ba léeg-léeg da ngay toog di mer te doo xam lu la merloo léeg-léeg nga toog di am njàqare xol léeg-léeg nga toog di la am lu la métti te wallahi bu ñu la toogloon ne la waaw yow lan moo tax nga mer lu xew doo mën a wax lan la loolu léeg-léeg boo gisee rek xamal ne sori boo commencé sori sa diggante ak sa borom la xam nga connexion boo xamante ne dafay war di nekk bu fi nekkul rek xol mi day commencé di chagriné wu di am lu ko métti kon loolu ay signe la mbokk yi am na ay mbir yoo xamante ne mbir yii di feebar yi bu xewee rek c'est parce que am na loo xamante ne moom moo ko waral loolu ko waral bokk na mu yi nga xam ne ñooy faral di yóbbu nit ki ci feebaru xol muy nit ki takkoogu muy jël xolam di ko takkoo lool ak àdduna gi dundub àdduna bi nit ki bu demee ba àdduna mu takkoo lool ak àdduna nga xam ne dundam yépp àdduna rek la du xalaat mukk yowmal qiyaam du xalaat mukk ëllëg du xalaat mukk bàmmeel du xalaat mukk ne ëllëg dana jàkkaarloog boromam subhaanahu wa taala mu koy laaj léeg-léeg loolu da koy yóbbu ba day fàtte xol bi day dem ba feebar li lay jàppale nag mooy ngay fexe di def lépp loo xamante ne di lay sori léeg-léeg mooy nga diviser sa dund yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla da ko ne wabtaghi fi ma aataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min ad dunya yittewool sa alaxira xam ne ëllëg foofu nga jëm waaye nag sa mbiru àdduna moom bu ko sofantal équilibre nga war a am ci kaw suuf waroo nekk koo xamante ne lu waay wax ci àdduna nga ne àdduna amul solo li am solo rek mooy yawmal qiyaam waaye tamit waroo nekk ci àdduna tamit ba jël ko ba mu jeex tàkk ba doo lijjanti alaxira yàlla dafa ne yonent bi alayhi salaam amal équilibre li tax sa dund ci àdduna mën a baax nekk ca waaye nag bul fàtte mukk ne ëllëg da nga jàkkaarloog sa borom kon loolu nit ki da ko war a bàyyi xel bokk na ba tey ci mbir yi nga xam ne dafay waral feebaru xol mooy nit ki manque nga xam jaamu yàlla du ci amati benn attention bi muy du ci bàyyeeti xel bu koy def yàlla subhanahu wa taala nee na wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al jinni wal ins ëllëg yowmal qiyaam dinaa feesal sawara ci ñu bari ci nit ñi ak jinne ñi ñu mel ne dañ ko ne ko ñoom luñ def yow yàlla ba tax nga naan ñoom danañ bëri sawara mu ne lahum qulubun la yafqahuna biha dañoo amoon xol woo xamante ne daanuñ ci teewlu di xerawlu seen borom wa lahum ayunun la yubsiruna biha seen bët yi duñ ca doon xool dëgg mbir mi am sens te li leen di jegeel seen borom doonuñ ko ca xool wa lahum aadanun la yasmauna biha seen nopp ya daanul dégg loo xamante ne moo leen di jegeel seen borom suñu borom ne ulaayika kal an'am ñoom dañu ngi mel ne ay bàyyi ma bal hum adal ñoom kat ñoo yées bàyyi ma yi ñu mel ne dañoo laaj suñu borom ne ko waaw dëgg-dëgg concrètement ñooñu lu ñu def dëgg-dëgg mu ne ulaayika humul gaafiluun ñooñu li leen yóbbee lii mooy sàggan muy dem ba am càggante ci jaamu yàlla nga xam ne jaamu yàlla yi moom daanaka bu mu ci manti doon amatoo ci benn yëg-yëg donc daanaka joxatoo ko sens bi mu war a am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy nettali ci moom ne bu daan dem ci jaamu yàlla ci ak julli rek nee na da daan ànd ak
teewlu joo xamante ne saxaaba yi dañuy naan dafa mel ne ku doon dajejeeg ëpp solo ci kaw suuf te fi'lan noonu la, ndax nit ki buy dem ci ak jaamu yàlla dajeeg borom lu mel ne julli sax dafa war a bàyyi xel teewlu ne damay diisoo ak sama borom, nekkul rek acte yooyu def nii rek, waaye dafa am lu nekk ci gannaaw te mooy sensu mbir mi. ñaareel gi ci mbir yi nga xam ne wala ñetteel gi ci mbir yi nga xam ne day tax sa xol feebar mooy di ànd ak di fréquenté ñoo xamante ne duñ la yokk ci sa wàllu diine. loolu mbir la boo xamante ne nit ki na ko bàyyi xel saa fexeel am ay xarit ak ay mbokk yoo xamante ne saa su ne même bu ngeen nekk ci àdduna di ci wax dana am temps boo xamante ne dañ fàttalante ci seen mbiru borom, danañ xëccante ci mbiru yàlla subhanahu wa taala. waaye bul ànd ak ñoo xam ne saa su ne rek dañ lay yóbbu ci loo xamante ne safaan lay doon. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na misaalu ki am xaritoo wu rafet àndal gu rafet nee na mu ngi mel ne misaalu ki nga xam ne dafa toog ci kuy jéeri parfum, kii defar parfum, soit mu jël ci parfum bi jox la nga laal ko di xeeñ lu neex, wala sax joxu la ci parfum bi waaye toog gi nga toog ci moom ngay bànneexu ci xet gu neex. kon kii ànd ak nit ku baax lu mu métti di nga am loo jëriñu ci lu baax. waaye mu ne kii ànd ak safaan ga mooy xaritoo wu ñaaw, nee na mu ngi mel ne ki toog ci koo xam ne dafay lakk aw der, nee na boo deful ndànk taal gi dana dem ba lakk sa yére, wala sa xaar ak métit ak tàngoor dana la sonal. kon àndandoo gu rafet dafa am solo lool ci diine l'islam. ñaareel gi mooy li nga xam ne da koy waral mooy nit ki di dellu ci ay bàkkaar du tuub. yàlla subhaanahu wa taala dafa bëgg nit ki bu defee bàkkaar muy tuub. yàlla sant ñu neñu bu leen def bàkkaar, loolu mënu leen ko. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne ci benn xadis bu wér mu ne istaqimu walan tuxsu wa'lamu anna xayra amalikum as-salaa. jub leen donte mun leen jub kocc ba lu yàlla digle ngeen nekk te lu mu tere ngeen bàyyi ko, loolu kenn mënu ko ci doomu aadama yi. doo mës a juum, loolu wallahi mënoo ko. waaye xam leen ne li ëpp solo mooy julli. yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ñu jàngal ci xadis boobu mooy kon juumte day am. yonent bi alayhi salaam ci benn xadis yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne bu ngeen fi nekkoon ne da ngeen di jaamu yàlla du ngeen juum, ma jëlee leen fi indi fi ay mbindeef yoo xam te dañuy juum di ma jéggalu. yàlla tuddee gi mu tuddee boppam at-tawwaab, man maay kii bëgg lool di nangu tuubu nit ki, ma di ko maanaam siixa mubaalaxa, dama ko bëgg lool di ko def. mooy kon implicitement tooñ gi maanaam doomu aadama yi dañuy war di tooñ di jéggalu yàlla, di kon jëmmi jéggalu gi jaamu yàlla la. firiwul ne daf lay inciter damal nga def ay bàkkaar boo paree nga ñëw tuub, waaye yow ci sa bopp nature bi la yàlla bindee da ngay def bàkkaar. kon bàkkaar yooyu nga cay def li ci ñor suñu borom mooy heure boo demee ba def bàkkaar yëg ne sori nga sa borom, dellu si waatal. qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah. laaya jooju laaya ju bëri yërmande la. suñu borom subhanahu wa taala dafa yonent bi alayhi salaam ne ko waxal ak ñi nga xam ne dañoo def bàkkaar ba yaakaar ne du ma leen jéggalati, ne leen laa taqnatu min rahmatillah. xanaa xamuñ yërmande yàlla ni mu toll. yërmande yàlla dafa yaatu lool ba nit ki lu mu def ci ay bàkkaar yi lu mu bari boo ko jéggaloo sa borom jéggal la ko. kon lii tax sa xol di dund mooy ngay tuub foo toll, baril istighfar. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jéggaloon na ko bàkkaaram yi njëkk yeeg yu mujj, te bés bu ne daan na wax astaghfirullah wa atubu ilayhi allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayhi. nee na daan na ko def 100 fois ci bés bi. daf na ba naan yaa ayyuhan naas tuubu ila allah astaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marra. nee na yéen doomu aadama yi di leen jéggalu yàlla. kon jëmmi jéggalu gi rek dafa am njariñ gu ci nekk. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xam ne man lazimal istighfara ku taqoo astaghfirullah foo toll yaa ngi koy wax. yëg nga ne da ngaa tooñ, yëgoo ne da ngaa tooñ, ndax léeg-léeg mën nga def bàkkaar yoo xam ne yëgoo ne maa ngi def bàkkaar, waaye bëri nga di astaghfirullah foo toog rek yaa ngi astaghfirullah. booy wax astaghfirullah di teewlu yàlla ne maa ngi jéggalu, ne na kooku am na ñetti mbir yoo xam ne suñu borom daf koy defal. bi ci njëkk mooy yàlla da koy jéggal ay bàkkaaram, defar xolam. ñaareel ga kooku mooy ki nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf koy dikkee ay bànneex yoo xamante ne ay bànneex yu neex la. da koy wërsëg woo xamante ne sax yaakaarul woon, chaque fois rek yàlla da koy dikkee ay surprise yoo xamante ne yu neex la ci àdduna. nee na beneen bi mooy angoisse ak tristesse ak li nga xam ne mooy stress, nee na du ko amati ci kaw suuf. testé ko rek nga commencé di ko def, day dundal sa ruux, day dem ba problème yu àdduna yi sax day wàññeeku. kon loolu dafay defar xol wu feebar wi. mbokk yi bokk na ba tey ci mbir yi nga xam ne nit ki bu koy def suñ borom subhanahu wa taala dina baaxal ay mbiram, waaye tamit feebar boobu nga xam ne mooy feebaru xol wu ubbu, xol wu feebar, yàlla subhanahu dina ko teggil. muy nit ki bu bëreel di jàng alquran di sàkku xam-xamu diine. mbokk yi suñ connexion bi nga xam ne moo njëkk a jur ci kaw suuf yàlla teral ñu xam-xam la. ndax yéen a ngi fàttaliku ne keroog bi nga xamee ne suñu borom subhanahu wa taala nee na malayka yi dama bëgg a bind ci kaw suuf suñu maam aadama, la wax ko malayka yi nga xam ne dafa ñëw rek di leen ci consultation boo xamante ne jël na décision ba pare. malayka yi dañ ko waxoon ne ko jaru ko, atajaalu fiha man yufsidu fiha yasfiku dima, jaru ko ndax boo leen fi wàccee ni jinne yi nekkee fi rek lañ fi nekkee. kon bu dee ñu la jaamu rek ñun doyloo nañ ko, mën nañ ko.
yàlla ne inni a'lamu ma la ta'lamun am na sagesse bu nekk derrière bind bi ma leen di bind te dana leen ko démontrer. lan moo topp ci laaya jooju suñu borom dafa ne wa allama adama al asmaa kullaha summa aradahum ala al malaika dafa leen woo ci benn assemblée jox xam-xam suñu maam Adama yàlla nattu ko ci xam-xam boobu mu jàngale ci jàngale gu rafet ci kanamu malayka yi yàlla na leen gis nga lii laa leen doon wax yéen malayka yi. kon li njëkk a nekk suñ teraanga ci kaw suuf muy xam-xam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaya ji njëkk a wàcc alquran ne ko iqra demal nga jàngi. yonent bu yàlla doon yónni tamit dafa neen fa lamma balaga ashuddahu wastawa aatayna hukman wa ilma dama ko jox xam-xam moo tax mu tedd. kon bokk na ci liy defar suñu xol yi mooy di sàkku di jàng alquran di jàng xadis yonent bi alayhi salaam di yokku xam-xam ci suñu wàllu diine bés bu yàlla sàkk boo xëyee balaa ngaa tëdd war nga am lu mu gàtt-gàtt benn mbir moo yokku ci wàllu diine. ci xadisu Muawiya yonent bi alayhi salaam nee na may yuridu llahu bihi xayran yufaqihu fi diin yàlla ku mu bëgg nga texe ku mu bëggal yiw bokk na ci signe buy wane ne yàlla da laa bëgg mooy daf lay déggloo diine gi waxul ne dama koy jox xam-xam de ndax xam-xam benn étape la waaye dégg diine gi compréhension muy al fiqhu fi diin beneen mbir la. moo tax yonent yàlla Muusa keroog bi muy dem ci Firawna waxul ne yàlla may ma xam-xam bu ma ko tontee dafa ne yafqahu qawli dafa ne nga may ma mën koo déggloo ma am compréhension boo xam dinaa ko mën a wax ba mu dégg diine kon al fiqhu fi diin loolu tamit benn mbir la buy tax suñ borom subhanahu wa taala dafa la tawfiq. ñaareel gi kii nga xam ne dafay tax suñ borom subhanahu wa taala dundal sa xol mooy nit ki di fàttaliku yàlla fu mu toll. am na zikr yoo xamante nit ki di tudd yàlla astaghfirullah la ilaha illa allah allahu akbar ay ñaan loolu luy dundal xol la. mbokk yi benn bis kenn ci saxaaba yi dafa nekk ci jàkka ji tëju fal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ci jàkka ji muy abi umamat al baghili mu tëju ci jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko fa ne ko waa aba umama yow looy def ci masjid fil waqtin laysa bi waqti sola waxtu wi nga toog ci jàkka ji yow dong tëju yow dong fii loo fiy def mu ne ko yaa rasulallah gumumun ghalabatni wa duyunun rakibatni sama bopp bee ubbu ay stress ak problème mu àdduna moo ma tëj fii ma jàpp ne xejatuma fenn naa tëju ci jàkka ji yonent bi alayhi salaam ne ko déet loolu kat jaru ko awala adulluka ala kalimatin isa qultahunna azaba allahu ghammak wa qada daynak ndax bëggoo ma ñëw xamal la mbir yoo xam te ne boo koy def suñu borom génn la ci situation yi. abi umaama ci saa si dafa siggi ne ko ya rasulallah loolooy lan mu ne ko waxal baat yi allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan bi maana lim ko ci jàngal mooy tuddal sa borom demal nga wéetal sa borom nga jàmbat ko say problème jegeel sa borom. abi umamat al baahili nee na ñaan yooyu ma yonent bi alayhi salaam joxoon ba ma ko jàngee jëfe ko jege sama borom nee na dafa mel ne musuma dund jafe-jafe ci kaw suuf te wallahi al azim nit kiy bàyyi xel mbir yi suñ borom subhanahu wa taala daf koy defal tawfiq. mbokk yi feebaru xol day feebar la boo xamante ne gu tasaaroo la joo xamante ne gu mat a faj la ndax yàlla subhanahu wa taala nee nañu lenn rek laa soxla booy faatu mooy sa xol na sell. xol wu sell nag mooy nit ki muccal xol wi ci lépp loo xam ne du ko mën a ñagasal la ñu ko mën a feebar la ndax xol mooy li ëpp solo ci doomu aadama. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna fil jasadi mudghatan iza salahat salaha al jasadu kullah nee na am na ci xolu doomu aadama ci jëmmi doomu aadama benn suux boo xam ne bu baaxee lépp ay baax waaye bu yàqu rek lépp yàqu te mooy xol bi. kon ni ñuy sonnee ci di aar suñuy jëmm ngir mën a wér ci ay feebar nañu góorgóorlu di bàyyi xel ndax suñu xol tamit demul ba toll foo xamante ne laaj nañu daal di jëfandikoo mbir yi nga xam ne buñ ko jëfandikoo wee yàlla subhanahu wa taala fayal ñu suñu xol yooyu. ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu tawfiq. rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.